Zik FM juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum. État d'urgence ak couvre-feu ay nit yu irresponsable waaye ay policiers itam yu irresponsable ndax bu la nit wane këyit wu bàyyeeku ci sa kilifa nga mën a xool këyit ba noonu itam la soltani taxut a responsable ab agression wu journaliste ki caméraman ca diwaanu Mbacké Ablaye Diagne dana ci dellu soit ak ñun faaw ñu dellu soit itam nit ñi respecté couvre-feu bi waaye policiers itam ràññee ñi am sañ-sañu liggéey ci couvre-feu bi comme ni ko Aly Ngouille Ndiaye waxee woon loolee may pàcc gi ëpp solo ci wàllu xibaar yi laataa ñuy wax ci la ka sabab di Covid-19 bi nga xam ne mu ngi yokk ab limam ci Sénégal ak ci àdduna bi loolu mooy li gën a fees mbokk yi des nañ ci toftal xibaaru tàggat yaram ak Baye Ma Anta Mboup yéen kaay El Hadji Ahmed Aïdara. Voici Trafic News. waa trafic salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah El Hadji Mansour. situation Talibaba. voilà merci beaucoup tey nag centre ville bi lañ koy dooree jaar nañ sànq rek fi nga xam moom échangeur bu Malick Sy foofu la c'est la grande affluence maanaam oto yi bàyyi ko du côté de Colobane takku nañu lool laaj nañu yéeg échangeur bi waaye foofu la 100 minutes lañ ko def waa police doxalee lu ni mel tax na ba même si am na quelques lenteurs mën nga yéeg échangeur bi au le rond point bu nekk foofu ci grand théâtre par contre nag sa xalaat ci ak bàyyi ko foofu la ci échangeur bi bëgg a dem du côté de la RTS aussi quelques lenteurs sont à signaler sur ce trajet ci autoroute bi moom pas trop de soucis bu fekkee da nga bàyyi ko échangeur an mën nga progresser Hadj Mansour. Malambat la. Zik FM. Covid-19 dugg na Sénégal ñeenti fan ci weeru mars bi ñëwee su boobaak léegi dal na téeméeri nit yu manqué benn juróom-ñeent ña tane nañu juróom-ñeent fukki ya ñu ngi ci wopp jamono ji ñu leen di saytu na muy yaatoo te gaaw te wopp ja day rayaate gouvernement bi jël ay motuwaay yi bokk na ci état d'urgence déplacement wu guddi dootul am muy couvre-feu 20h ba 6h du matin. ci wàllu boobee itam am na matuwaay yu jël nañ ko ci wàllu transport bi wata yi benn dootul yëpp nombre ba nga daan yëpp waaye genn wàll ga ngay yëpp te sàkku nag ku nekk respecté ko waaye ci état d'urgence bi nga xam ne itam décrété nañu ko am na ci Sénégalais yi ñoo xamante ni bi xëy na xamuñu la mooy couvre-feu di wane indiscipline saa su ne ñu wax ni police dafa war a jëfandikoo kantan ngir recadrer leen ndax loi moo leen ko jox waaye ci biir police yi nga xam ne itam ay sénégalais lañu ci seen bopp ñoom itam dañoo am ci ñoom ñu yenu jikko yu bon yi ñuy askanale sénégalais yi ndax dañuy def jëfu irresponsable misaalu benn policier boo xam ni non seulement caméraman ba ma doon liif caméraman baa ko ëpp doole fopp ndax moo ko gën a nekk ndaw wante itam ci anam ma tey ndax dañu ko wan benn këyit boo xam ne kilifaam moo ko jox taskatu xibaar yooyu ca Bawol ngir ñu koy liggéey faalewul këyit ba mais ni ko xabtalu di leen bàcc ay liif di jàpp jigéen di journaliste sub Touba TV bi dóor ko dóor bu bon boo xam ne ñëpp a ko ñaawlu te boo leen seetee na sa seetaane sax image yi wër àdduna bi xam ngeen ni policier bi doon dóoree ka mu doon dóor de caméraman baak gën a nekk ndaw man ko fuufi ndolle kon dafa abusé wu ci tenue ba mu sor boole itam mel ni ko tàqali comme xelam di jëf ju irresponsable ñu fekk ca Bawol Abdoulaye Diagne. ci Touba ab journaliste bu jigéen ak caméramanam lañu làpp ba ñu nooy nepp ab policier moo def lu ni mel gannaaw bañ ko gaañi journaliste bu jigéen gi ñu yóbbu ko ci hôpital Ndaamaatu bu Touba foofu lañ ko defal am paj mu njëkk caméraman bi jële ci ay gaañu-gaañu yu oyof mbir mi ngi xewee ci 21:00 bi mu jotee ci xàll wi jëm ci jumaa ji angle 28 foofu le journaliste bi doon defee reportage am ci état d'urgence bi ni ko askan wi dundee noonu la leen benn takk der dogalee gannaaw biñ ko wone dogal gi ñu jëlee ci préfet ngir mën a def lu ni mel terewul mu làpp leen làpp yu métti tax kuréel gi ëmb ñi nga xam ne ñooy liggéey ci communication ak information te yeewoo ci diwaanu Njaarim ne duñu bàyyi lu ni mel mu sedd war nañoo gisee ka kilifa ka diwaan bi di préfet saabal ko lu ni mel laataa ñuy amal ab clamé ci ki fi toogal yoon du lay jëñ Touba Zik FM. du kuréelu journaliste yi nekk dong sax foofee ca Njaareem waaye mboolem kuréelu journaliste yi nekk ci Sénégal niveau national waa Synpics du yàgg daañu wax ca loolee ak yeneen kuréel yi yëpp daañu ci des na ci wax ndax loolee ki mën koo bàyyi muy jàll fàttaliku leen itam démb ba léegi violence ya ñuy wax waa police dong la ñuy tudd te boo seetee couvre-feu bi nag police ak gendarmerie ba ci sax soldats yi ñëpp ñoo ko bokk lu tax nag ñu ciblé rek waa police loolee itam lu mat a seetlu la te lu mat a bàyyi xel la. ni ñu koy waxee groupe boo dem am na ca ay nit yoo xam ni daanaka boo xoolee seen jëf xeeb leen misaalu vidéo bi tas ci àdduna beeg police boobee nga xam ni na mu togaxale taskatu xibaar yi loolee mooy faaliwuma préfet faaliwuma gouverneur ndax ñoom kayit ya ñu yoroon préfet moo leen ko bindal ñu wan ko faaliwu ko mu dóor kayit wa mu wadd mu jëfandikoo liifam ba caméraman boobu meloon ni moom jël trépied am liy tooy ca moom police ba lay jógee comité de lutte contre les violences faites aux femmes itam
ñaawlu nañu jëf joojee police boobee def ak vidéo yi ni mu tase ci àdduna bi nga xamante ni bi faaw ñu jëfandikoo nag yoon ci kaw jëf joojee nga xam ni kenn mënu koo bàyyi muy jàlle noone ndax gàcce la sax ci deru police loolu moom police sax ñuy jëkk a taxaw jublu ci fajal ko seen bopp ci diwaanu Mbour opération yi nga xam ne def nañ ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars ci couvre-feu bi nga xam ni diggante Mbour ak Saly la fa nekk ci ay jeunes yi mat na ëpp na téeméer def nañu ay jéego yaam solo ci ñi nga xam ni respecté wuñu yoon ci ni ñu ko saxale am na fukki wat ak juróom-benn yu fourrière nañu leen interpellé nañu fanweeri nit ak juróom-benn loolee ngi tënk ci couvre-feu bi nga xam ni def nañu ko ci boobule diwaan. lu mooy loolee itam des na wax ci couvre-feu boobee ak am na yeneen conséquences yoo xam ni moom lay indi ci wàllu pharmacie nga xam ni pharmaciens yi ca diwaanu Pikine nee nañu doon teewoon benn wala ñaar ñu jàppandala leen ñu def pharmacie de garde ndax nag nit ñi xëy na mën nañuy tawat te bu ñu amul fu ñu jëndee garab xam ngeen conséquences ya que leen jiite Khady Sow Ndiaye la tudd ñu teewlee kàddoom. La pharmacie teel a tëj comme état d'urgence là nous sommes obligés mais on s'est organisé que pour vraiment am ay pharmacie de garde yu nga xamante ni tey population bi bu ñu amee urgence dinañ mën a dem foofu donc pharmacie de garde yi généralement on l'affiche ba bu ñu tëjee tamit dinañ affiché ban pharmacie moo war a tijji donc dinañ gën a waxtaanaat peut-être suñu biir peut-être dinañ ko yeggee syndicat ñu xool même bu ñu mënee yokk pharmacie de garde yi ñu yokk ko ba nga xamante ni ku nekk boo génnee balaa ngay sori di nga mën a am pharmacie boo jëndee sa garab. kàddu yooyu mu ngi ko yëkkati ci occasion bu ñu doon def ngir séddale ay produits désinfectants yoo xam ne dañ ko jagleel ñeenti bérébu fajukaay ya nekk foofu ci diwaanu banlieue bu Ndakaaru Pikine maanaam nekk itam ñeneen ñoo xam ni jàpp nañu ni wax nañ ko soxla ak matuwaay yi ñuy jël ci seen buntu pharmacie yi balaa kenn di dugg ak boo duggee ba génn na nga ko bakayoo ko. ñiy liggéey ci pharmacie yi doon nañ itam ñi gën a exposé ci doomu aadama yi nga xam ne mën nañoo am wopp coronavirus lu ni mel tax ba nu jëli matuwaay ci pharmacie yi bu ñu doyloo kàddu vice-présidente bu collectif des pharmaciens privés bu Pikine docteur Khady Sow Ndiaye. am na ci pharmacie yu nga xamante ne par exemple dañoo def ay affiche ci sol bi def respecter la distance 1 mètre. ñuy def ay masques comptoir bi tout le temps y a de l'eau de javel nga xam ne après chaque passage de client ak porte yi da ngay nettoyer client bu ñëw rek day raxas loxoom ci buntu bi ba mu wala muy dugg ci biir pharmacie bi. naam sax exposé nañu bile collectif dugal yoxoom ci xeex bi ñu yëkkati ngir daan jàngoro ji li ni mel tax ba ñu tàmbali seen opération bi ñu dippee Covid-19 pharma. da xeex bi xeexu ñëpp la ci cet gi nga xamante ni moom la ñu gën a sàkku ci biir hôpital yi puisque médecins yi ñoom infirmiers ñoom sages-femmes yi ñoom tamit ñoom ñu gën a exposé ci lañ bokk. muy taxawaay boo xam ne ki teewal district sanitaire bu Pikine rafetlu na ko docteur Aïssatou Diagne. ñuy waxee naan yegsi na fi nga xamante ne foofu lañ ko gën a soxlawee fii moom ñu ngi jéem a góorgóorlu fu ne ci buntu bi teg nañ fa foo xamante ne nit nañ ci mën a raxasu thermoflash li nga xamante ne mooy xool tàngaayu yaram bi teg nañ ko ci buntu bi képp ku dugg dinañ la ko defaral. ci fàttali lu toll ci junniy flacon wu gel lave-mains junniy flacon wu eau de javel ak yeneen la ñu séddalee ñeenti district sanitaire yi ne ci département bu Pikine. na nga ko bakk yokku ay bis bi ñu weesu dañu ko annoncé woon ci yenn ci ay presse ni clinique Bilbassi nekk ci diwaanu Mbour équipe ba dañu leen a mettre en quarantaine loolee nee nañu du xibaar bu dëgg moo tax ki jiite béréb bu fajukaay ba daal di yëkkati kàddu mim loolee xëy na ñun du ci suñu presse lañu ko jàllale woon ñun mun naa am ci réseaux sociaux yi wala yeneen presse ci diwaanu Pikine ña ngay continuer di xeex li nga xam mooy wopp jën na muy màggee muy coronavirus ci ginnaaw rey na collectivité territoriale ba la mu bëgg mooy désinfecté mbooleem ñi nga xam ne yittewoon nañu loolee ak ay kër lu toll ci 2200 ngir fexe kat wopp jë bañ a yàgg ci bañ a yaatu ci biir njaboot yi nekk foofu ci diwaanu banlieue bu Ndakaaru Younoussa Baldé. fexe ba benn kaaw coronavirus du am ci ginnaaw raay noor mooy bàkku askan wi ak it seeni kilifa bokk moomeel ñoom ñooñee sasoobu nañ bu baax ci xeex jàngoro Covid-19 Pape Ndiambé Dieng maire bu ginnaaw raay noor. suñu objectif mooy kër bu ñu dugg fi nga xam ni fa la nit ñi di jaar pour escalier yi buntu yi ñu pomper ko bu ñu ko pomper fii ak 7 ba 15 jours doo fa gis virus bi mu dund fa donc loolu nag lañ bëgg def ko ci kër yi ginnaaw raay yëpp te daf ñuy permettre ñun ñu mën a sauver suñu population. wallante jàngoro coronavirus ci rassemblement
arrondissement yi la gën a ëppee te ci yenn diwaan yi ci banlieue bu Ndakaaru proximité lañ fa nemmeeku. Pape Ndiambé Dieng. conseil bi ma jox population bi nag nañ gëm ni feebar bi am na suñ gëmee ni feebar bi am na rek dinañ mën a jàppale état ñu gën leen mën a jàppale pour que feebar bi bañ a propager fii ci ginnaaw raay noor. ci lu soxal couvre-feu bu kilifa yi jël bokk moomeel bu ginnaaw raay noor di ñaax askanam ñu sàmmante ak digle yi nee na xel xalaatul muy defi ji intervention ci police. nañ respecté couvre-feu bi ndax état bu ko defee ñun la ko defal. maladie bi nit ak nit moo ko joxe bu ñëpp toogee seen kër nag yaakaar naa ni bénéfice bi nga xam ne moom lay am pour ñu koy jox nit ñi je crois que loolu du am. ci noonu tamit ñuy gën a soññaat askan wi ñu farlu ci mesure yu ministère bu yor wérgu yaram bi di wax saa su nekk. gel antiseptique bi ñu xam ñu koy diw ci suñuy loxo ngir rey microbe yi nga xam ni moo nekk ci loxo yi benn usine rek moo am monopole di ko fabriquer ci Afrique de l'Ouest muy Valda ba ci diwaanu Rufisque la mu daan liggéey ci ñaari at ci fukki fan ak juróom la ko liggéey commande ba ngand loolee itam ngir fexe wàccuwante glace kenn xaar ci moom lu mooy loolu itam ci diwaanu Tëngéej la ñuy des ak préfet bi jël dogal ba ca quai de pêche ba nga xam ni léegi day ubbi 12h tëj 16h waxtu wa gàtt na lool waaye ngir gën a mën a sàmm nit ñi ba seen nekkin takko kaaraange ak itam jigéeyante bi bañ a yàgg Cheikh Ahmed Tidiane Seck. nañuy jëfandikoo gel hydroalcoolique bi daal di takku lool ci jamono yi nga xam ne Covid 19 bi daal dina dugg fii si suñu réew këru liggéeykaay ba nga xam ne mooy yëngu ca defarum gel hydroalcoolique bi ci Afrique de l'Ouest nag ñoom ci diirub fukki fan ak juróom dañoo liggéey sax li nga xam ne moom la ñu yéene woon a defar ci ñaari atu. Mani Sissoko directeur ressources humaines bu Valda. liñ ci jot a liggéey ci fukki fan ak juróom nekk na loo xam ne waroon nañ ko mën a liggéey ci ñaari at ak lu teg donc effort boobu pour le faire dafa am loo xam ne nag dañ koy jël teg ko ci suuf ne li nga xam ne nag dëkk bi moo ko soxla département bi moo ko soxla ñu war ci contribuer loolu la ñu war a mais dans des circonstances pareilles c'est pas le bénéfice qui compte. entreprise boobee xam ne mi ngi sancu fii ci goxub Maam Kumba Lamb dafa daal di jagleel la desoon ci Stockholm comité départemental de lutte bi préfet Serigne Ababacar Kane gannaaw ba mu jaajëfale bépp entité bi nga xam ne moom ñoo leen gunge ci xeex bi daal dina ñëwaat ci dogal yi nga xam ne moom la ñu jël. comité bi jàppale na police ci lu tolloog 1000 litres de carburant jàppale na gendarmerie ci lu toll si 1000 litres de carburant réquisitionné na ay auto service yi nga xam ne ñoo nekkoon si département bi réquisitionné naa leen pour jox leen waa police ak waa gendarmerie bépp jaay bu ñu doon jaay si mbedd marché yi nan ko dakkal c'est au niveau de tous les marchés dans le département. désormais quai de pêche bi fii di la ñuy commencé liggéey ba 6 heures ñu tëj benn oto deetuñu nangooti mu chargé ba fees jël ay nit dugal si biir ñu taxaw. Tëngéej nag enregistré lu toll ci ñaar fukki nit yu ñu interpellé juróomi woto yoo xamante ne dañ leen di yóbbu fourrière couvre-feu bi ñii di bu kaskanu Tëngéej respecté nañ ko ci lu ëpp ci ñoom. Cheikh Ahmed Tidiane Seck Tëngéej Zik FM. Cheikh Ahmed Tidiane tax na itam transport bi wata bu ne la nga daan yàpp genn wàll ga ngay yàpp am ñenn ñu ni kon faaw ñu yokk paas yi lu ko mooy liggéey perte lay doon ñeneen ñi sax foofu ni ci gàttal bàyyi ñu gaare suñuy oto surtout ligne 34 bi nekk ci Nord Foire Alassane Balde reportage. ñu nga ca garage terminus minibus bu Tata fii ci diwaanu Nord Foire fii nag kilifa yi jël nañu motuwaay yëpp ngir sàlloo ak ndigal yi nga xamante ni moom la autorité yi jël lu jëm ci fagaru ci jàngoro bii di Covid 19. waaw am nañ ay bidéel gel yu nekk ci oto bi danoo amul may sax mais bëggoon wax dëgg bëggoon nañ tam client boo yab moom da day takk masque sol gant. ndax oto yi kii nombre bi ñu moom la ñuy yab daal. ban assi rek leen yab bu client yi toogee dañuy dem. lu ni mel nag jural leen ay jafe-jafe gannaaw bi nga xamee ni nag la ñuy ñàkk ci koppor bëri na lool. dina ko def parce que wax na day am mesure d'accompagnement pour perte yi. gouvernement bi bari na trop instant yi kay day daw nii rek mais wax dëgg yàlla oto moom da ngay daw bu wàcc mënoo génne sax gasoil wax duma la fay say employé gasoil oto bi instant yi mënoo ko génne parce que soo daan am 100 fi ne nii mënutoo am 30. lu ni mel tax na ba ñu ëpp ci borom oto yi nag dañoo daal di bañ a xëy. gaa doon oto yëpp tam tey jii état mën na yeneen oto dawal ko ci ligne bi te après ba affaire bi jeex tam man la yeneen conséquence lay doon na daal parce que bu mettee nga daw rek booy neex du la fekk daal nañ gore daal wét góor wét lu gere man daal en tant que chauffeur man loolu laa leen digal. mu mel ni nag am woto bu lay yóbbu wala di lay indi ca bërëb liggéeykaay ba jafe na lool bu fekkee ni da nga taamu taxi wala clando ak ñoomin seen faaw rek nga génne lu ëpp la nga doon génnee ci wàllu koppor ngir mën a am woto bu la yóbbu. Alassane Balde maa ngi lay jaajëfal yeneen ci ay rencontre yoo xamante ni bii day am ci bëccëg gi ñu bañ ko ak itam embouteillage yoo xam ni itam xëy na yenn saa yi mu xaw metti waaye am na ñeneen ñoo xam ni itam faaw ñu xool ñoom seen liggéey ñoom itam muy cag-cag yi ñooñee nga xam ni am na ñuy wax taf-taf am na ñuy wax melax tubarkàlla mooy livreur yi nga xam ne moo xew léegi te gaaw lool ci dox ay yónneen ak njëg goo xam ne taxul mu cher ndax ñoom itam couvre-feu bi indil na leen conséquence ci seen wàllu liggéey question la tontu laa ngi ci biir reportage yu Aba Diatta. coronavirus bi lëmbe réew bi tax na ba ñu ëpp ci sénégalais yi dañuy des seeni ay kër waaye lu jëm ci course yi dara gënul a gaaw lu ñuy woowee cag-cag. Patrice Sané ab ndaw la. dañu bëri naa dañu ko quoi mooy gën a noppale parce que ngay toog sa kër ñu livré la li nga bëgg
comme que président dafa ne ñu toog suñu kër yi léegi ñun ñu ngi si kaw tali bi loolu soxla ñun bu ne leen ko indi. ay kilomètres la ñuy def ñoom ñi ñuy woowee cak-cak ci Dakar ak banlieue ngir livrer lépp lu mënta doon ci ay clients yoo xam ni fu mu toll nii daf mel ni sax dañ leen a gën a wóolu. waaw des fois muy ñu yóbbante ba xaalis des fois ñu yóbbante ba ay bagages yére comme ay gars yi di jaay nii des fois dañ ñëw na leen ni nga livrer ma benn yére fële. ñu ëpp ci ñoom jotuñu benn ndimbal ci nguur gi ngir taxawal li nga xam ne mooy seen business boobu lay. non man sama bopp laay liggéeyal des fois ma mën naa gagner 10 000 francs des fois nag bu neexee ba neex dinaa ci dal ay 20 15 maximum. ngir mucc ci chômage bi nga xam ne nag dafa lëmbee réew mi ay ndaw bañ a toog tax na ba dañoo jóg rek daal di taxawal seen entreprise bopp comme ni ñu koy faral di waxee tiisu ñi mooy bànneexu ña ca des dañuy profité ci jafe-jafe yi nga xam ne coronavirus bi jural na ko Sénégalais yi ngir mën cee liggéey ay koppar yu takku waaye dañ koy booleeg ay précautions yu am solo jëm ci coronavirus bi ndax koo ci gis rek mu ngi yor hydroalcoolique ci pocham. El Hadji Moussa Mbodj caméraman seen Touba TV ak Mame Awa Ndiaye journaliste Touba TV xàmmee nañu bu baax ci xibaar yi mujj police bi nga xam ni moo leen dóor kon enquête ba moom dana leer ndax comme xàmmee nañu ko leen dóor moom léegi yëpp jubbantiku ñu ubbi waneen xët ci xibaar yi. Voici Trafic News. Aba Diatta salaamaaleykum. waaleykum salaam Aj Mansour. naka situation tali bi. voilà progressé nañ si yenn si ay accès bu fekkee rek da nga bàyyi ko fi nga xam moom mooy autoroute bi bëgg a dugg Colobane da ralenti à ce niveau de ralentissement la ñu seetlee su accès boobu la ensuite bu fekkee progressé nga rek jël avenue Dial Diop foofu le parti ba ci fi nga xam moom mooy intersection bu nekk foofu la jëm zone A zone B foofu aussi parti aussi ñaari tali aussi naka noonu mën nga progressé tranquille bu fekkee da nga bàyyi ko rond point G maanaam fi la nga xam mooy cité des eaux bëgg a ñëw rond point G fii amul benn jafe-jafe